asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futurs Médias benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci lu toll ci fanweeri doomi aadama ñu teg leen loxo fële ca géej bu Soumbédioune police bu Médina moo def lu ni mel ñoom nag ci gaal la ñu nekkoon bëggoon a wutali ji fële ca Espagne ñu nga bàyyeekoo woon fële ca Gambie leeral yi ci kanam tuuti lay doon suuxub benn gaal fële ca waaxee ca Mauritanie ba fukk ak juróom ci ay doomu Sénégal faatu ca ñu ne juróom-ñaari nag Kaolack la ñu bàyyeekoo ñoom gouverneur bi nag di ñaax askan wi ñu xoolaat bu baax a baax wala boog di wax ak ndaw ñi ngir ñuy bañ di dem di sànq seen bakken noonu. xeex moo amoon tey jilee diggante ay nappkat ca diwaanu Mbour ñenn am ci ay gaañu gaañu seenu matériel yàq am na ñenn ñu ca police tegoon loxo sax waaye jamono ji bàyyi nañu leen xeex ba li ko waral mooy yenn ci ay nappkat dañoo lànk ne duñu wàccook dogal bu fa jógee buñ fa jël kon muy fexe ba tere yenn ci xeetu mbaal yi ñuy nappee foofu. ci wàllum njàng bi SAEMS ak CUSEMS door ab débrayage tey jile ba 9h jotee bu subaa moom grève totale lay doon ci région bu Ndakaaru yëpp jàngalekat yi bokk ci ñaari syndicat yooyu bëgg ñu fay leen indemnité examen année 2018 2019 ci jamono joo xam ne démb seenub ministre mu nga woon ca assemblée nationale. métital gi ñuy teg tout tànk yi yenn saa yi it waajur yi am nañ ci ab wàll mooy gis-gisu yenn ci ay xale yu daje fële ca Géejawaay di ci waxtaanee téeméer ca ñoom bàyyeekoo ci fukk ak juróomi localité fii ci réew mi ñoom ñu gis ni fitna gi waajur yi teg seen i doom lu ci mel ni bu ñu juddoo ñu bañ leen bind fële ca état civil mbokki loolee tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi li toll ci fanweer ci ay doomu aadama lañ teg loxo ca plage bu Soumbédioune tey jile ci suba muy ay nit yoo xamante ni dañoo bëggoon a dem fële ca Espagne police bu Médina moo leen teg loxo ñu jàpp nag ni fukk yi ay sénégalais lañu ñaar fukk yi ay gambien lañu Europe lañ doon bëgg a dem bu ñu sukkandikoo ci RFM mi joxe xibaar bi gaal bi nag ñu ngi ko jëlee fële ca Gambie police bu Médina ba mu leen tegee loxo ba noppi jébbal na leen ñu ne cellule wala boog division nationale lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées ginnaaw ba Médina tegee leen loxo kon ñoom ñëpp boo moyul dinañ leen yóbbu ci kanamu procureur du ñàkk kon dinañ ci dellu si waat ci anam yu mu gën a yaatoo. semaine bale weesu am na benn gaal bu këpp woon ca waax ya ca Mauritanie ba lu ëpp juróom benn fukki doomu aadama faatu ca fukk ak juróom yi fii la ñu bàyyeekoo Sénégal léegi nag nee nañu juróom-ñaar yooyu le Kaolack la ñu dëkkoon kii di Aliou Badara Mbengue di gouverneur bi ci ay kàddu di jébbal njaal ñi ci ñàkk seen doom ci gaal boobule suuxoon ca Mauritanie waaye it di wax ñu def kéem kàttan ngir bañ ba ndaw ñi di jël gaalu looco yooyu le di faatu ci géej gi mu yëkkati kàddu yooyu ci benn xew-xew bu amoon ca chambre de commerce bu Kaolack Ibrahima Diame Fally Gueye. xale yu góor yi dëkk Kaolack te faatu ci gaal googu la suuxoon réew Mauritanie nag mel ni day gën di yokk di dem juróomi doomu aadama lañ njëkk déclaré ci njëlbéen ba yokk ci benn muy juróom benn waaye fi mu toll ni la dem na ba ci juróom-ñaari xale yu góor yu nekk seen digg doole kon ñoo ñàkk seen bakkan ci benn bés mu doon njombe bu nga xam ni Kaolack yépp koy jooy kii di gouverneur bu Kaolack di Aliou Badara Mbengue ñu dajal ci benn activité di ci wax naqaram di jaal seeni mbokk. loolu moom ñun ñëpp ñu ngi koy méttitlu moo tax ba ci turu président de la république son excellence Macky Sall maa ngi massawu njaboot yi nga xam ne yëpp ñàkk nañ ci seen i doom mën naa wax suñuy doom parce que ñun ñëpp ñoo leen bokk njabootee di ko méttitlu bu baax a baax a baax a baax. xale yu góor yi nag ñàkkum liggéey ak désespoir bu mot sëkk moo leen yóbbee ci mbir minimel donte sax gouverneur nee na nguur gi mu ngi def li mu mën. état Sénégal. li mu man yëpp mi ngi koy def lii nag peut-être yoon la pour ñu mën ci jaar pour gën a mën a téye xale yi mooy mbay mi bu doxee ba dox ba baykat ku ko gis ñeeku te loolu mënoo ko am lu muy am ci jiw bu baax peut-être danañ dem ba nga xam ne nii wax dëgg yàlla xale yi danañ mën a retourner wu dem ci usines yi naam baax na dem ci bureau yi baax na mais aussi walbati ko dem ci suuf si aussi lu am solo la parce que man mosuma gis réew mu am développement te jaarul ci mbay
lu mu munti doon li xew ci mbëkk mi le nag jëye bu rëy la ci biir Kaolack juróom-ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan waaye mu mel ni nag ndaw yi dëkk ci quartier bile loolu tiitalu leen benn yoon ndax am na ñu ci ne parewunu benn yoon pour des seeni réew tànk seen dund baa ngi mel ni mu mel ni leen mu mel ni nag nguur gi lañu alerté waat ci seen situation bi. Ibrahima Diame ci wàllu géej gi ba léegi ak ASMAR moom mooy autorité bi ñu dénk wàllum kaaraange gi ci géej gi ak sàmm lii di environnement marin ñoom nag daal di la ñuy door démb ba tey ak suba ay activité ñu duppee ko Samarec 2019 mu dee exercice de simulation di xool bu ñombe amee ci géej gi yan matukaay la ñuy jël ak naka la ñuy liggéeyee di mën a it xeex lii di trafic de drogue maanaam sinébar bi nga xam ne yenn saay dañ koy jaarale ci géej googu. Mamadou Fall ak Amadou Ba teewoon nañu ci lancement activité ya démb. Sénégal jëm ca rendez-vous aar géejam marine nationale teg ay jumtukaay yu am solo ngir rek mën a sauver mboolem risque ci biir géej. Wolof day wax naan fagaru moo gën faj ci loolu ñu nekk nag la ñuy paas boobu ñu toll foofu ci la ñuy liggéey tey dañoo tey dajale ñëpp ñi nga xam ne am nañu wàll ci liggéey li nga xam ni mooy aar géej gi. loolu la ñuy wax action de l'état en mer képp koo xam ne ki am nga wàll ci luy aar géej gi dañ lay boole ci liggéey bi. ay tests yu ñuy amal yu am solo lool ngir nga xamante ni dara du bett suñu takk der yi ci géej gi. si bi ñi nga xam ne moom la ñuy def ngay gis boo xam ne lutte antidrogue la dañuy seet ñi nga xam ne gendarmerie douane marine nationale ak justice nan la ñuy liggéeyee ba mën a fekkee ni am nañu kaaw lutte antidrogue boo xam ne bii dafa lu xam ne daal lu solo nan la ñuy administration yooyu mën a liggéey seen biir suba dañuy liggéey ci li nga xam moom la ñuy wax antipollution su ginnaaw suba nag su fekkee dañoo accident boo xam ne dafa am nit ñu xam dañu añu ay gaañu nit ñu bëri yoo xam ne dañoo blessé wu ci géej gi. nguur gi moom daal dinay engagé wu bu baax a baax ngir aar lépp lu ne ci géej gi. waaye loolee ngir mu am nag faaw ñëpp jugal ci seen i yox. Face à ces risques et menaces inhérents au développement de l'économie maritime. ngir wàllu kaaraange ak aar géej gi état du Sénégal nag daal dinay engagé wu bu baax a baax xam nga wàllu sécurité maritime dafa laaj nag pàcc yu bëri ñu bëri dugal ci seen i yoxo moo tax ñëpp la ñu sàkku kon ñu dugal ci seen yoxo ngir yëf yi mën a jëm ci kanam. Garantir les intérêts de l'État en mer. am saar di am ñaari at gune loolu ñu teg ko rek ngir mu mën a xayma li nga. di jéggalu ci jafe-jafe yooyu la ngeen nemmeeku ci wàllum technique dañuy waxtaanee ci géej gi ba léegi rawatina ci wàllum napp gi ak marché centralu poisson ba ne ca Pikine ka ko jiite nag li mu jàpp mooy ña fa nekk dañ ko lëjal rawatina mareyeurs yi nee na dañ koy teg pression sax yenn saa yi ci liggéeyam ba tax na moom Abou Mbaye nee na nañ ko bàyyi mu def liggéeyam ca na mu waree mu yëkkati kàddu yooyu la ca cérémonie bañ doon amal di teg kaw docc bu njëkk complexe. bi ñu xayma loolu ci ñaari téeméer ak juróom fukki millions moom Abou Mbaye directeur marché wu poisson bu Pikine dañ koy déglu ak Salif Sow. li may ñaan sama mbokk mareyeur mooy nanu bàyyi ak suñu sago ñu liggéey bañ ñu teg pression projet bi nag projet bu yaatu la fas yéeneen si financé lu toll 250 millions waaye nag bu ñu yaakaar ni marché central am na xaalis déedéet ñun nag boobu ñu defee suñu projet dem naa port directeur port ne ma naa dugal sama loxo moom mooy defar marché Joola dem naa seeti anam mu ne ma naa dugal sama loxo si marché bi naa la defaral sa chambre froide yëpp ak sa complexe de glace ma dem seeti COSEC mu ne ma 2020 di nga xam ne lépp dëgg la ma dem seeti ANA mu ne ma sunu aquaculture bi man maa si def sama loxo waa APIX jàppale nu sunu restaurant bi nu tojoon ñu jël suñu ndafar yokku si ñu ñëw tabax lu moderne loolu mooy développer réew. ba tey mbokk yi ci xibaar yi ñu woy rek niñ leen ko doon waxee sànq ci bopp bi ay nappkat fële ca diwaanu Mbuur dañoo xëyoon tey jëlee di xeex ñu ne li ko waral nag mooy ñenn dañ leen a tere ngir ñuy jëfandikoo benn xeetu mbaal ñoom ñoo sooke xeex bu ni mel am na ñu ci amoon ay gaañu ñu ci tegoon loxo sax ba ginnaaw si ñu bàyyi leen ak benn matériel bu yàqu dañuy dem ba Mbuur fekk ji fa Abdourahmane Diallo Abdourahmane maa ngi lay nuyu. waaw xeex moo fa xëyoon tey jile ñu ne ñi ñu jàppoon bàyyi nañ leen ndax mën nga ñoo jox xibaar yu mujj ñeel mbir moomu le waaw xeex bi fi ko waral mooy diggante ay nappkat la woon ci loolu amoon na ñenn ci ñoom ñoo doon napp ci anam gi nga xam ne jàpp nañ ne du anam gu jaar yoon
donte sax am na ab arrêté ministériel ci jamonoy Omar Gueye bu autorisé woon napp googu fii waaye ñeneen ñi jàpp ci xeetu napp googu day yàq géej gi li ni mel a taxoon ñoom ñaari groupe nappkat yooyu daal di xeex ci loolu ñu daal di gaañante waaye tamit yàqante ay matériel ci la police daal di dugal loxoom ci li ni mel jàpp ci ñaar ci ñoom ginnaaw nag bi ñu waxtaanee ak ñoom mu jëmtal lañ leen daal di bàyyi ki nga xam ne moom mooy commissaire bi nag daal leen wax ni nañu fexe ba gisee ak préfet ñu fexe tamit ba gisee ak ki nga xam ne moom mooy ministre bu yor wàllum napp gi mooy jëwriñ bu bees bi ñu mën a waxtaanee xool ba xam arrêté boobu nan ban dogal lañ ci daal di jël ba xam dañuy bàyyi ñuy nappee ci anam googu wala bokk dañuy defaat beneen arrêté buy interdire xeetu napp googu ndax day yàq géej gi léegi ci la ñu toll li ni mel sax a tax préfet bi daal di gay ñi nga xam ne jot na leen téye ne leen jàmm na dellu si seen diggante ndax nag coow lii du solution bi mooy ñu jéem a waxtaan ak jëwriñ bi ba ñu xool ban dogal lañ ci mën a jël ajara Sonar. jërëjëf Abdourahmane Diallo nekk suñu ndaw la ñu toogal ci diwaanu Mbour ci wàllum jaaykat yi la ñuy des ba léegi wàllum commerce ak ñu nekk fële ca marché bu Ndar ñoom nag dañoo yëkkati ay kàddu fan yi la weesu ne di tuumal kii di maire ba Mansour Faye ne lépp lu ñuy dund ci ay jafe-jafe moom moo ca làqu ki ñu toftal ca moom Mansour Faye di ci indi ay tontu moom Latir Fall nee na nag maire bu Ndar daanaka yoonam nekkul sax ci kan mooy jiite marché ba bay ñëw di leen féewale ñoom ña fa nekk Latir Fall adjoint maire bu Saint-Louis dañ koy déglu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. Mansour de moo ñoom El Hadj Sène ak groupe am moo nañ koy wax leneen lu dul loolu ndax marché bi li fa am du dara lu dul ñi koy géré woon toog nañu lu yàgg demuñu assemblée générale am ñu jóg bëgg assemblée générale bind maire yi bind préfet bind maire ñu nekk di waxtaan xool na la ñuy demee assemblée générale si moment bi ñu dem war a dem assemblée générale c'est le benn boor bi El Hadj Sène ak waa këram dem def assemblée générale chambre de commerce fol seen bureau ñeneen fal seen bureau ñoom ñaar ñëpp ku ne bi nga fale si bureau bi indi nga ko maire yi na nga ko accepté que parce que ñun xam nañu ni Sénégal dafa am lu ñuy tuddee la liberté d'association ku ko sentir ku ne su la neexee nga def association te El Hadj Sène li mu war a wax moo di tey problème bi ma am moo di moog ñe am nañu problème dem nañu tribunal atte na leen première instance comme atte leen en deuxième instance te El Hadj Sène amu sa dëgg que peut-être loolu moo ko war a tàmbali tey su heure bi wax na wax ñu atte mais Mansour attewul kiiwul leneen am na aussi ay personnalités yoo xam ne dëkk Saint-Louis aussi ñu doon waxtaan nañu pour ñëw xool nan la ñuy def defare ñaari groupe bi pour xool nan la leen di boole mais nag yoon la tey El Hadj Sène problème am bi ma am moo di yoon la dem yoon teg ka lam ko teg kon su amee kenn ku mu war a dem waxaa yoon mais mu ngi ko wax Mansour pour dire que ne wax dëgg yàlla tey ñun Ndar tey kii di Amadou Mansour Faye leneen lañ ko war mën wax lu dul yenn yi. ñu dellu si fii ci Ndakaaru tribunal du commerce daal dinay amal portes ouvertes démb thème bi nag mooy ni ñuy fexe ba jubalee yenn nit bu ñu amee ay jafe-jafe ci wàllum koom bañ a egg ba ca yoon magistrat ba ko jiite di Ndeye Tening Samb Gueye li mu gis nag mooy bu ñuy fexe it ba jubale ay nit ci wàllu woowule taxul ni yoon dafay ñàkk a def liggéeyam mu cay dolli ni ñu bëri sax ñi am ay jafe-jafe dañuy bëgg dem waxtaan ba juboo bañ a dem rek ca yoon Ndeye Tening Samb Gueye moom mi ko jiite tribunal du commerce boobu lee di waxaat tam lan mooy seen liggéey dañ koy déglu ci micro Maguette Soirée Diallo ak Pape Sangone Mbaye. boole ñaari nit ñu juboo ci kanamu yoon yàqul dara ci liggéey justice soo xoolee sax ay garantie lay jox ñaari parti yëpp juge dafay homologué rek juge bi nag dafa war a neutre te vérifier PV de conciliation buy am. ku dul juge bi ak ñaari parti yi waruñu ko fekkee ñaari parti yi sax duñ ci ñàkk xaalis bu bëri te duñ ci ñàkk itam seen jot juge conciliateur bi moom liggéeyam mooy jox confiance parti yi boole leen ñu seet solution bi gën ci conflit bi waaye juge bi warul imposer parti yi lenn loo xam ni du leen arrangé. leeraange ci industrie extractive yi maanaam ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lépp luy tukkee ci suuf si wala ci géej gi ñu koy gas di ko génne comité national ITIE biñ ko dénk génn na ci benn rapport boo xam ne daf ci tënk yenn ci ay mbir lu ci mel ni ñu ne lépp lu cay tukkee dafa wàññeeku ndax balaa boobu amoon nañu daanaka téeméer ñaar fukk ak ñaari milliards moom la ñu mujjee am te bu njëkk ba ëppoon na ko ci ñeenti milliards li ko waral nag ñu ne dayoo kon secteur pétrolier bi moom moo wàññeeku bu baax a baax terewul industrie yëngatu ci wàllum ciment buntu la ci ñoom ñu wax seen i jafe-jafe lu ci mel ni seen i recette ñu ne téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom yi dafay dem ci nafa bu état bi ñu ne nañ ko xoolaat Ibou Diouf ak Jafara Ba. rapport bi ñu fësal waa ITIE di joxe rek li nga xam ne jéego yi ñu nemmeeku ci seen secteur. yoona nag atum 2018 jàpp 2019
amal nañ ci liggéey yoo xam ne may na leen rek ñu gis ci ab yokkute wante nag terewul ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu cimenterie yi di sàkku rek ñi nga xam ne 25% yi ñuy jël ci seeni revenu ñu xoolaat ko bu baax a baax. jàpp naa ni nag xaw naa duuna parce que quand même 25% ci chiffre d'affaires brut bu société nit ñu aussi woyofal yenn yi parce que jafe-jafe yi bëri na feneen te ay mbir buñ ko bokkee dañuy xaw a équilibrer yëf yi. L'État du Sénégal, il a dit, il prend 25%, se rémunère mieux que les investisseurs. Je dis heureusement. Le ciment, c'est quoi? C'est du calcaire à la base. Mais le calcaire, il appartient au peuple sénégalais. ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu hydrocarbure ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu gën a jox gëdd li ñu duppee permis social. léegi nag bu ñu dawalee mbirum transparence leeral wàllum xaalis bi fan la jaar normes environnementales yi naka lañ ko doxalee léegi yooyu day tax population yi nekk ci gox gaxaan yi yu jege exploitation yi adhéré wu projet bi accepté ko. gannaaw bi ñuy fësal seen bile rapport waa ITIE ñoom ñu ne rek faw ñu gën a yokk jéego yi bu ko defee rek askan wi ak kër liggéeykaay yi ñu gis ci seen bopp. li ñu def itam mooy wane fan la ñu war a yokk suñu doole fan la ñu war a gën a liggéey ay recommandation am ci loolu yëpp nag la ñuy tënk liggéey ci déwén ngir ñu mën a am wax dëgg yàlla secteur boo xam ni ñëpp dañ siy kontaan. ñu ne nag lu aju ci wàllu industrie extractive fii bàyyi ko 126 milliards ak lu tegal gannaaw bu ngi doon am at yee weesu rek lu toll ci 122 milliards lu ñuy rafetlu bu baax la. jërëjëf Ibou Diouf ci wàllu jàng bi SAEMS ak CUSEMS def ab débrayage tey jile ba 9h jotee ñaari syndicat yi ne duñ ca yam ndax ëllëg alxames grève totale lay doon ci capital bi yëpp bokk na ci li ñuy ñaxtu ñu ne ñu fay leen ndàmpaayu examen année 2018 2019 ñoom syndicaliste yooyu lay jàpp ni nag gouvernement bi daf leen joxoon àpp fanweeri fan ci weeru novembre bi ñu génn ngir fay leen te boobu ba léegi defu ko kon ñu jàpp ni yëfi daal maa tey daf ca laxasu mu yemook démb jëwriñ bi ñu dénk wàllum jàng bi Mamadou Talla gonte woon wala boo xëyoon ci assemblée nationale ngir vote budget programme bu 2020 mu wax fa nag ni am na ñetti lycée yu dëppook jamono yu ñu fas yéene tabax ngir mu dooleel enseignement secondaire ak recherche scientifique Mamadou Talla moom terewul nag ñii di député yi bokk ci kujje gi wax nañ jafe-jafe yi jàng bi di dund rawatina syndicaliste yi saa su nekk ñuy ñaxtu ak gouvernement bi war di wàccoonteeg ñoom lépp lu mu waxtaan ba xaatim ko ñu déglu ci Mohamed Samba ak Youssou Baro ña ne woon ci assemblée nationale. jafe-jafe yi ci wàllu njàng mi teel a bari loolu ak ay grève te at bi demagul fenn ñàkk sàmmook li ñu xaatim ak jàngalekat yi nekk na loo xamante ne si moo waral jafe-jafe ji ci wàllu njàng mi. problème mu enseignant yi depuis jamono yu Ablaye Wade ba léegi wax dëgg yàlla ak engagement yoo xam ni président Macky Sall jël na ko négocier nañu war nañu mën a vider cette affaire là parce que nekk Matam wala nekk Kédougou yombul ci enseignant parce que da ngay nekk ci condition yoo xam ne dafa metti donc yooyu ay primes yu koy accompagner yooyu yëpp dafa am solo nga bañ ci lésiner nga mën leen jox doole jox leen kàttan. département de Mbour surtout lycée Demba Diop loo ci xalaat ci li nga xam ne pour ñu defaraat ko ma laaj ko aussi yi nga xam ne 16 communes yi ci département de Mbour lan mooy sa programme mu daara si ñoom. sukkaliwaat école sénégalaise bi nekk na loo xamante ni si daara yi yittewoo nañu ko. résultat final lorsqu'on parle d'éducation mooy su ma doom dama bëgg dans 10 ans mu làkk anglais su ma doom dans 10 ans dama bëgg mu nekk koo xam ne dafa ponctuel dafa koo xam ne dafa am discipline. donc programme boobu moom la ñu waroon déggoo mu nekk en fait li ñu war a mesurer ëllëg muy performance bi. donc nous devons être. ñun dañoo war a former ñi nga xam ne ñoo nekk jàngalekat yi naka noonu daal di tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di yor ci loolu ñi nga xam ne tamit ñoo yor système bi ñun ñëpp war lañ leen former ba ñu xarañ lool. jël li nga xamante ni si moo di njàngale jikko yu rafet ñu boolewaat ko ci anam bi ñuy jàngalee xale yi nekk na loo xamante ni si lu jàmp la bu fekkee ni bëgg nañoo tabax ay royuwaay. des lycées d'intégration nationale. li nag ay lycée yoo xam ne lycée yu bees la lycée yoo xam ne nag lépp ci wàllu njàng mu xarañ dina ci am njàng mu kawe yoo xam ne daawuñu ko doon amal yooyu li lycée nag ndaw yi dañ ciy nekk bu ko defee ñoom fa la ñuy dëkk sax ci biir lycée yooyu. dañu war a dugal éducation islamique
ci li nga xam ne mooy secondaire suñuy doom yi nga xam ne ñu ngi secondaire ñu jàngal leen cet jàngal leen li nga xamante ne aussi mooy ni ñuy jàppee ak ni ñuy jullee loolu am na solo loolu laa ne ministre bi noonu ñu may ñu dugal éducation arabe ci loolu. ñoom kilifa yu nguur gi nag ñàkkul ni xam nañu ni njàng ak njàngale lu am solo la ci am réew waaye jafe-jafe yi am ci wàllu njàng mi ak grève yu bari yi mooy waral ni Sénégal ngir nga am fi njàng mu jaar yoon ci biir jamono daanaka sax yombatul. benn xibaar bu ñu jot sànq muy benn policier ñu ne bu jàmm boppam paaka fële ca Sandaga ñu ne nag dafa mujjee ñàkk bakkanam foofee du ñàkk si kanam tuuti wala bokk yeneen jotaayu xibaar ñu gën leen cee indil ay leeral ñu wax ci tout tànk yi ñuy jàpp ni dañ leen di fitnaal yenn saay fan yee ñuy joxoñ baaram tuumaal ay sëriñu daara waaye am na ñu bëri ñu gis ni waajuri ndongo yi ci boppam ñoom ñooy mettital seeni doom dooree ko ci bu juddoo duñ leen utal kayitu juddu wala sax naka di leen maye guteel bu dee ay jigéen lañu lii di association bi di mouvement africain des enfants jeunes travailleurs nee nañ nag lu toll ci fukk ak juróom-ñetti junni ci ay xale génn nañ leen ci jafe-jafe yooyu la ci atum 2018 téeméer ci ay tout tànk bàyyeekoo ci fukki diwaan ak juróom ci réew mi ñoo dajaloo fële ca Géejawaay ngir indi ci ay saafara Salif Sow ak Malick Diop. fu nekk daanaka ci réew mi ci fukk ak juróomi département yi ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi daje di waxtaan fitnaal gi ñu leen fitnaal ñoom xale yële bokk nañu ci fukk ak juróom-ñetti junni gune yi nga xamante ni dañu amoon jafe-jafe ak seen waa kër wala kenn bindu leen woon ci état civil ba ñu dañ say àdduna loolu daaw la woon ñi def loolu mooy waa coordination nationale association enfants yi nga xamante ni it dañ leen di liggéeyloo wala di leen teg ay fitna. bi ñu mujjee def suñu bilan ci 2018 bi jàppale nañ 18000 xale yu nga xamante ne nii ñii état civil la ñii nga xamante ne nii dañu leen a insérer ci centre de formation yi ñii dañu leen a appuyer nga xam ne dañu nekk enfant en rupture familiale 18000 yu nga xamante ne jàppale nañ leen ci année bi ngir ñu mën a dund bu mën a mucc ayib seen ak seen yelleef ñu leen koy respecter ba mu mot sëkk am na lu ñuy woowee code de l'enfant boo xamante ni gars yi fii ñuy xaar kilifa réew mi doxal ko. Sénégal ñu voté code de l'enfant bi pour tamit ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk ci situation talibé tamit mu changé ñi ngi liggéey tamit ci mariage des enfants parce que ñun dañu nekk ci ay membres yu nga xam ne dañu nekk ci ay coalition des organisations de la société civile pour l'abandon du mariage des enfants au Sénégal. sëy yu teel yi ëmb yu teel yi ak it ñàkk jàngi l'école bokk na ci li ñu doon waxtaanee ci ndaje mi ñu amal ci stadium Amadou Barry. daf ñuy metti torop comme ñu gis benn xale ñu di ko maltraité ñu ngi ni invité leen ñu ngi ci biir ndaje mi pour ñu mën a comprendre suñu situation ak ñoom tamit ñu mën a xam tamit ñun lu ñuy liggéey ci wàllu xale. jafe-jafe bu gënëb Sénégal yi di dund rek la xale yi nekkee ci Mauritanie ak it Gambie di dund niñ ko xamal mooy seen waa dëkk yi nga xamante ni teewoon nañ ci ndaje mi. Guy Marius Sagna docteur Babacar Diop ak ñeneen ñu teg loxo ñu nekk ci kaso bi ba léegi kii di Moustapha Guirassy nag moom di ñaan ñiitu réew mi muy jëlale ci wàllu woowule ndax dafa jàpp ni ku ci mel ni docteur Babacar Diop palaasam nekkul foofee ca kaso ba waaye ca amphithéâtre ya fa ko ay étudiants am soxla mu yëkkati kàddu yooyu le démb ci assemblée nationale ay kàddu Mohamed Samba ak Youssou Baro ñoo ko taataan. ñu dépassé donc problème yooyu ñu libéré tamit le professeur Diop qui a été Babacar Diop jaru ko mën nañu dem vers un jugement si on veut si on pense que affaire bi dafa war a egg mais warul nekk ci tey jii ñu emprisonné ko wax dëgg yàlla suñu démocratie dépassé na loolu suñuy enjeu dépassé na loolu man damay ñaan yu mel nii ñu bañ gaawantu di tëj nit mën nañu protéger wu mën nañu encadrer donc lorsqu'il y a des manifestations mais systématiquement envoyer en prison le temps de juger etc. wax dëgg yàlla Sénégal ça ne participe pas en fait à apaiser le jeu. ginnaaw assemblée nationale beneen institution bu réew mi muy HCCT conseil collectivité territoriale démb amal nañu seenu session bu njëkk ginnaaw ba fi Ousmane Tanor Dieng jóge moom mi ko jiite woon nag ñu sargal ko ña ca bokk dalal jàmm seen njiit bu bees di Aminata Mbengue Ndiaye liggéey bi nag dina door ci décembre bi ak ay audition yu ñu fas yéene tàmbali Aïssatou Gueye Ba Mouhamed Dieng. Conseil des collectivités territoriales daal di amal tey ji seen ndaje bu njëkk gannaaw bu kii di Aminata Mbengue Ndiaye wuutoo kii di Ousmane Tanor Dieng mu nekk nag ab occasion ngir ñu delloo njukkal kii di Ousmane Tanor Dieng ndax liggéey bi mu jot a def ci kuréel googule waaye itam doonoon ab occasion ngir ñi gën a yeesalaat liggéey bi leen di xaar. Les hauts conseillers à l'unanimité
suñu ndaje bu njëkk bi nag laataa ñu koy amal ñun ñëpp waxtaanoon suñu biir li ñu décidé nag mooy ne que bés bu njëkk bi dañ koy rek jagleel kii di Ousmane Tanor Dieng ginnaaw bu ñëpp xamee liggéey bi mu jot a def ci au conseil des collectivités territoriales li ñuy xaar nag ci liggéey bëri na waxtaan nañ sax ak président de commission ngir rek mu jox ñu ay suggestion wala ay xalaat ngir ñu mën a dérouler année 2020 bi ci condition yu baax ku nekk di wax li mu xamaloon ci di Ousmane Tanor Dieng xol yi fees loolu waaye tey jii doon na tamit ab occasion ngir rek ñu wane yaakaar bi ñu am ci njiit mu bees mi. ñuy wax rek ne ñun dañuy ñaanal Ousmane Tanor Dieng yàlla xaaree ko àjjana taxawu njabootam aussi nga xam ne moom la bàyyi gannaawam. présidente bi nga xam ne moom la fi le président Macky Sall teg di ko remercier au passage parce que dam fierté la tey ñun en tant que jigéen. mu jël jigéen femme tey def ko présidente au conseil des collectivités locales muy tey ñaari présidente institution Sénégal c'est une première kon fierté la te ñu ngi koy ñaanal yàlla yeggali mission yam te ñun ñi nga xam ne ñooy jigéen ak tous les membres du haut conseil incha allah nous serons derrière elle pour jàllale pour mun a yeggali mission bi ak défi yi nga xam ne moom la ñu am suñu kanam ñu mun ko relever. ñun dinañ àndandoo ak suñu présidente madame Aminata Mbengue Ndiaye fu ñu war a dem ci askan wi. pour vraiment wax leen lan mooy liggéey au conseil des collectivités territoriales parce que ñu bëree bëri ràññeegunu bu baax lan mooy liggéey au conseil des collectivités territoriales. ab session bu tàmbali ni ki tey nar a jeex rek fukk ak juróom-ñeent fan ci weerum décembre ñu si xaar rek ay audition ngir tàmbali liggéey bi ci kuréel googule. ki jiite association des maires du Sénégal Aliou Sall ëllëg moom la ñuy déglu foofee ci HCCT bu 10h jotee Sénégalais yi am nañu fi lekk njeexitalu weeru décembre ngir soppi seen i permis de conduire ut permis yu bees yile waaye nag jamono ji nekk na lu jafe ndax bu ñu waree dem fële ca foire ñu ca bëri faaw ñu dagg ticket ndax FIDAK bi moom moo fay am muy foire internationale ba mën a egg ca bureau yi ñuy enregistré woo ñu bëri jàpp nag ni loolee teguwul ci yoon Cap Karange mi ñu dénk projet boobee nag ne du ci àddu te amu ci kon ndigalu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiite Fatima Touré Modou Diop ci reportage. di jéggalu ba léegi mbokk yi ci ay jafe-jafe yi ñu am ci wàllum technique tax ba duñ leen mën a eggee reportage boobule dañuy jéggalu rek kon mbokk yi ci ay jafe-jafe ci wàllum technique moom moo tax kon ba dañuy yemale fii xibaar yi di ci jéggalu bu baax a baax xamaana ci yeneen jotaayu xibaar di ngeen am yeneen xibaar ci nu mu gën a yaatoo mbokk yi ñu yendoog jàmm jërë ngeen def.